yemale suñu laaj ci li nga xam ne mooy société civile nan nga gisee société civile bi nekk Sénégal. waaw société civile bi de xëy na ñi ngi def seen liggéey xëy na defuñu ko ndax yenn saa da ngay dégg ne ñi nekk ci biir ñi ngi ne ñoom ñi ngi def seen i liggéey ñoom ñi ngi wax ñi nekk ci biti ñoom ñi ngi wax ne ñoom defuñu seen liggéey yenn saa yi nag li nekk ci biir dëgg-dëgg ñun duñ ko mën a xam ñun ñi nekk fii ci biti ñoom ñooy mën a nekk ci biir ñooy xam la nekk ci biir ñoo koy mën a génne li ñuy wax rek la ñuy mën a jàpp mën nañoo jàpp ne ñoo ngi koy def parce que ku ci Sénégalais bu ne ak li ngay xalaatee ñii dañuy xalaat ne defuñu ko ñii dañuy xalaat ne def nañ ko parce que ku ci nekk da ngaa far xëy na ñoom ñoo mën a xool rek seen diggante ak yàlla def lañ war a def loolu rek moo ci num turati mais buñ ko ci xoolu rek mën nañu def loo xam ne day gaañ yeneen Sénégalais yi nga xam ne xëy na jegewuñ loolu ci biir pour mën a xam lan moo ci nekk dëgg li ñuy wax rek lañ mën a gëm li ñuy woowee société civile ci àdduna bi mooy koo xam ne faralul pouvoir faralul opposition askan bi moo ko tax a jóg ndax nit yu mel noonu membre boobu noonu gis nga ko fii yow ci suñu société civile bi. waaw xam nga xëy na mën naa bañ a ñàkk mais gis nga soxna si bu la xaalis jiitalee mënatoo xool sa diggante yàlla mënatoo def lu normal te ñun la majeure partie ci ñun Sénégalais yi sunu bopp daf ñuy gënal ñëpp lu tooyal suñu ceeb rek la ñoom moo tax en général dëgg ngir nga mën a liggéey la nga war a liggéey ca lañ la dénk pour mën a ñi nga xam ne jiitu nga leen wala boog yaa ngi leen waxal nga waxal leen la nga ko war a defee non loolu moom dafa raar lu bëriwut ci nit ñi daal fi mu toll nii bëriwut ci mën ngaa jàpp ne nag am na ci biir mën ngaa jàpp ne mën na cee bañ a am parce que xëy na jikko yëpp yemuñu yàlla mooy bind te yemalewul am na yenn membre société civile yi ñu tànn ñu war a dem bokk ci ñi nga xam ne ñooy saytu wala ñooy segg ci liste candidature ñu bokk ci conseil constitutionnel bi ñooñu noonu tey ci période ñu nekk ñi waajal li nga xam ne mooy élection lan moo war a nekk seen taxawaay ndax jàpp nga ne ñoom dinañ matal liggéey bi nga xam ne moom lañ leen sas. waaw xam nga lan moo war a nekk seen rôle ñu noot ku ci nekk la nga war a def ñu dénk la ko nga def ko na nga ko war a defee liggéey ko mu mat nga matale ko sëkk ba na nga ko war a matalee parce que loolu moo tax ñu teg leen fi ndax boo jiitee ay nit jiital la da nga war a xam ne doonatoo yow kenn lépp looy def da ngaa war a xool ñi nekk ndax yow man tey man mën naa def benn mbir mu neex ci man loolu fekk man toroxal naa fukki nit ci ginnaaw kon ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ teg foofu pour ñu war a saytu mbir mi nañ ko saytu te doxal ko nañ ko war a doxalee teg mbir mi rek ci yoon ku ci nekk nag après ku gañ ñu xam ne yàllaa ko dogalee ndox kii toog moom ak ki du toog yàlla séddale na borom kenn mënu ci dara muy man mais ci ñooñu noonu am na ci seen yeneen naataango yuy wax ne ñoom dañoo far mës nañu politique dañ cee génn mais mës nañoo politique mës nañu jaxasoog li nga xam ne mooy politique est-ce que ñoom aussi loolu ñu wax noonu dal na seen xel kon ngeen bàyyi leen ci conseil constitutionnel. est-ce que mës na am changement mës am depuis bañ xàmmee politique ba léegi looloo fi nekk ñi nekk ci kaw ñooy nekk ne baax na ñi nekk ci suuf yéeg ci kaw ne ñoom baax na ñi nekk ci suuf ne baaxul loolu rek lañ mës a xam ñun Sénégal loolu rek lañu xamuñu leen lu lool parce que politiciens yi comme li ma la doon wax léegi rek dañ ko def métier def ko liggéey te politique boo ko defee liggéey la nga war a mën a def dëgg-dëgg sa diggante yàlla dootoo ko mënati ndax ñun Sénégalais yu bare ba dañoo dem ba jàpp ne politique boo ko defut doo am xaalis doo dund bu neex doo amato doo am kër doo teral sa famille ndax moo lay xamal ne képp ku toog rek li ngay njëkk a def mooy jël sa famille yëpp ak mën leen teg leen say biir luñ mën ak luñ mënut intéressé tu la li lay intéressé mooy nañ dend ak yow di lekk ngay lekk loolu lañ gëm te loolu la ñuy doxee ñu Sénégal fi mu toll nii képp ku fi yuuxu naan boo leen ma falee boo leen ma yéegalee boo leen ma defalee nangam ak nangam ak nangam boo ko defee moo ki mbokkam rek lay doon faaletuñ Sénégalais lambda bi nga xam ne fu mu nekk ma fàtte nañ ko jàpp nañ ne foofu fañ nekk yàlla tegu leen fa ñoom ñoo fa teg seen bopp après ñoom loolu la ñuy comporté woon mais ci réew mu mel noonu dafay baax ñu am ñenn ñoo xam ne benn groupe boo xam ne dafay nekk ci juste milieu bi di mën a delloo si xel yi di mën a bu dee opposition moo jéggi yoon ñu tegaat ko ci raay bi bu dee pouvoir ñu tegaat ko ci raay bi loolu moo war a nekk rôle société civile la Sénégal baaxawut am nit yu mel noonu. xam nga loolu li la koy may mën a may mooy njiit yoo xam ne Sénégal moo leen gënal d'abord seen bopp ki nga xam ne jiital na dëkkam bëgg dëkkam. kooku du def lenn loo xam ne luy indil jafe-jafe dëkkam ak waa dëkkam la mais ñoom bëgguñu seen dëkk wala boog la majeure partie du ma ci boole ñëpp ndax yàlla dafa bind te yemalu te ñëpp yemuñu mais ñu ci nekk rek comme ni ma la wax léegi rek seen bopp rek lañ fi nekkal pour seen ceeb tooy seen yoon néew ci ñoom daal nañ la ñëw dig laa digga ba nga fees del ñu yéeg jël dégruus baare mosuñu la koo dig la war a ñëw ci yow bu dee 100 benn mooy ñëw ci yow da ci des lépp seen bopp lay dem mais yéen askan wi bëgg ngeen am société civile bu am mérite ci li nga xam ne mooy élection yi ñuy waajal. waaw bëgg nañ ko bu baax ndax moo ñuy mën a dimbali xam nga comme ni ma la waxee la ñun am na foo xam ne mënuñu faa yegg ñoom rek ñoo fa mën a yegg te comme que jiital nañ leen xëy na buñ ñu doy duñ ci mën dara
ndax xëy na du ñun ñooy toog ne tànn ne diw ak diw lu ñu bëgg mu yéeg foofu toogal ñu fi xam nga ñun mënuñu loolu xëy na ñenn ñi ñooy tànn kon nag yow yaa war a mën a xool sa diggante yàlla rek xam li la war ci sa réew comme que bëgg nga sa réew te war koo doxal nam la te bëgg nga ëllëg am woy bu rafet yow ak say doom ndax ñoom dañoo war a xam ne ku ci nekk ci ñoom da nga fiy jóge say doom dañuy màgg say sët màggat kon donc war ngaa war a mën a am fi woy bu rafet boo xam ne day law ba ci société ba say sët yi ñëw déwén aha mais ñoom nag li tey daal liñ seddi mais sedduñu suba mooy waral lu leen neex ñu def. Voilà, je m'appelle Mbaye Thiam. Le rôle de la société civile, à mon avis, c'est un rôle de l'ensemble de chaque citoyen. Chaque citoyen est membre de la société civile et chaque citoyen doit s'impliquer à la bonne marche de la société. Est-ce que vous pensez que la société civile qui existe au Sénégal mérite bien d'être appelée société civile? Bien sûr, parce que c'est des acteurs de la vie publique citoyenne et des gens qui s'engagent volontairement pour la bonne marche des affaires, donc ils méritent bien ce nom. La société civile mérite bien son nom au Sénégal comme ailleurs. Au-delà des élections, même la société civile doit s'impliquer à l'ensemble des segments qui permettent un bon fonctionnement de la société, que ce soit politique, citoyenne, la défense des droits de l'homme, la défense des institutions, la défense de l'environnement, la défense des libertés. Donc la société civile, elle a un champ d'action très large. Et pour répondre à votre question, ce qui concerne les élections, elle a un grand rôle à jouer, la société civile, dans ces élections. C'est normal que chacun a son opinion, a sa façon de voir, c'est la démocratie. Et c'est pas gênant que chacun ait une opinion ou sa façon d'aborder la question. La société civile est forcément divisée. C'est mieux encore, plutôt qu'elle soit uniforme et qu'elle ait souvent le même langage. Oui, le principe d'être société civile, c'est d'être équidistant entre les différents candidats, les différents partis politiques, de ne pas s'impliquer, mais de jouer un rôle de catalyseur, c'est-à-dire s'impliquer sans avoir vraiment avoir joué un rôle direct ou indirect, voilà, ou influencer le système. Ce rôle de la société civile, elle est bien définie. Hein? Celui qui s'implique ou qui se réclame de la société civile et qui agit autrement s'auto-exclut lui-même de la société civile. La société civile, li ma ko jàppee ci mooy képp koo nga xam ne daal da ngay saytu ni réew mi doxee ci wàll yëpp ci anam yëpp ba anam bu yaatu la société civile nekkul loo nga xam ni da ngay far fii tey boo lëggee nga far fee mais da ngay yemale ñëpp ànd ci ñëpp di seet li nga xam ni mooy jariñ askan wi loolu rek moo la war a ñor loolu mooy société civile te loolu yaakaar naa ni sénégalais bu nekk membre société civile nga ndax loolu war na la ndax ku ci ne war nga taxaw di saytu ni réew mi doxe ci fànn yëpp droit de l'homme ak yelleefu doomu aadama yi ak wàllu alam bi environnement ak wàllu dëkkuwaay yi maanaam lépp loo nga xam ne daal day nit ñi dañ ciy yëngatu mu cëm leen di jural njariñu askan wi di jariñ réew mi loolu société civile war na cee yëngatu. li ñuy woowee société civile ci àddina bi yëpp aussi ndax jàpp nga ne Sénégal am nañ boobule kuréel. Sénégal am na kuréel société civile yu dëgër ndax démocratie bi yàgg na fi te taxaw na te ñi fi yëngu ci société civile aussi ñu gëm li ñuy def la man loolu laa foog te itam am na ci ñoo nga xam ne dara jaralu leen ñu jaay seen ngor wala ñu def loo nga xam ni dëppoowul ak njariñu askan wi kon société civile am na Sénégal. ci jamono ji ñu nekk ñuy waajal li nga xam ne mooy élection ñi nga xam ne ñoom ñooy société civile bi lan moo war a nekk seen taxawaay. seen taxawaay mooy tëdde njaaxaanaay ni ko wolof yi waxe daal maanaam boo nekkee fii da ngay yemale ñëpp ànd ñëpp di saytu lépp mais leen rek ñor la mooy lu jariñ askan wi li nga xam ne mooy njariñu réew mi loolu mooy taxawaay bi ñu war a taxaw ci élection yi mais moom lañ war a taxawee ci leneen lépp itam bañ a parparloo fenn waaw bañ a taxaw kenn mais maanaam di saytu di xelal ak di alerter ak di teel a faagu li nga xam ne mooy njariñu réew mi njariñu askan wi. ñi nga xam ne sax ñoom ñooy ànd ak ñoom xam ne seen yeneen naataango aussi ñoom dañuy wax ne ñenn ñi dañoo far comme par exemple ñi nga xam ne dañ leen jël ci conseil constitutionnel ñu ngi leen di tuumaal ne dañoo far dañoo mës a politique yow loolu noo ko gisee bi nga xamee ne ñoom dañ leen a boole ci li nga xam ne mooy conseil constitutionnel pour ñuy bokk ci ak saytu li nga xam ne mooy candidature yu valable ak yu valable.
bon dañoo faruñu loolu man mënuma ci apprécier parce que ñi leen tànn xëy na xam nañ leen biin nañ leen te liggéey bi ñuy xaar ci ñoom war nañ ko mën a def xëy na looloo tax ñu tànn leen mais critères yi nga xam ni moom lañ leen tànn ñooñu ñi leen tànn ñoo ko xam mais mënoo ni nit ki rek dafa nii la mel te xamagoo ba xam lu ñuy def nañ xaar ba gis ba xam seen liggéey ci conseil constitutionnel ak seen taxawaay nan lay tëddee. est-ce que jotul ci seen biir mu am déggoo ci biir société civile bi nekk Sénégal ñu am déggoo manko di wax benn wax. loolu lu jafe lay doon bien que lu ñuy ñaan la société civile mën na déggoo mën na waxtaan lépp mais encore déggoo bi mooy ñu déggoo ci liy jariñ réew mi te je pense que loolu lépp ku ci nekk xëy na ni ngay doxalee da nga defee ne yow yaa ngi jariñ réew mi waaw mais askan wi moom gëmmuñu nelawuñu xam nañ ñi nga xam ne ñoo leen di défendre ak ñi leen dul défendre.